juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen a jàmm ci xibaaru maraxe dina bokk ci li ñuy waxtaane dinañ dem ba ca diwaanu Paal foofee mbooloo mu takku tase fa tey li ko waraloon xalif ba woon di El Hadj Lamine Ngom moo dëddu àdduna ñu ko doon jébbal borom foofee ca diwaanu Paal ci teewaayu kilifa yi bëri bokk na ci xalif général di Tidiane di Babacar Sy Mansour ak yenn kilifa di nekk aada ñu ne nag xalif bu yees bi Serigne El Hadj Ousmane Ngom lay wuyoo dinañ fa dem fekki suñu ndaw yi fa teewaloon dinañ wax tamit ci yenn lycée yi nekk fi ci réew mi te ñu soppi rek seeni tur bokk na ci lycée bu Wokam ak bu Yoff ñu ne nag jox nañ leen yeneen tur bokk na ci Ousmane Dansokho ak itam Ousmane Sambène loolu tamit amal nañ ko foofu ca diwaanu Patte d'Oie ak lycée bi nga xam ne rek Aminata Sow Fall la ñu koy duppee dinañ ci ñëw li mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi dinañ wax tamit ci toogaan ñaxtu bi nga xam ne rek chauffeur yu société transport bii di AFTU amal nañ ko tey ca diwaanu Kër Massar lu ñu bëgg ñoom ñu saytuwaat lépp lu aju ci contrat yi ñu xaatimoon ci atum 2014 bokk na ci loole tamit li nga xam ne rek heure paiement supplémentaire yi ñu baaxe ko ak fu ñuy dalloo bu ñu jëlee pause dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi dinañ wax tamit ci la aju ci matuwaay yu yees yi nga xam ne rek jël nañ ko foofee ca hôpital Dantec bu Ndakaaru baaxe leen ab machine bu ñuy duppee banalisateur de déchets loole nag liñ ci jublu rek mooy fexe ba mbalit muy bàyyeekoo ci li ñuy jëfandikoo ngir faj maladie ñu mën di ko traité bi li fi amoon jamono jii ñu ko tuuroon foofee ca plage Camp Pénal Camp Manuel kenn dootu fi gis mbokk yi li mooy ponk yi boo leen taaxirloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi niñ ko waxe woon ci ponk yi at laata ñu ci yegg si dañu dem ba ca diwaanu foofee ca Médina ñu ne nag xibaar yi nga xam ne rek jot nañ ko ci suñuy naataango yi nekk foofu ci RFM ñu ne ñetti nappkat yi nga xam ne dañu réeroon ci géej gi dañu njort ne rek dañu ñàkk seen bakkan gannaaw bu ñu gisee seen gaal ak moteur ba ñu ne nag jot nañu gis kenn ci koor ya tey ba jamono ji yóbbu nañ ko foofee ca morgue hôpital principal kooke di wuyu ci Pape Souley Ndiaye ñu ne nag ñi nga xam ne rek ñooy nappkat yi féete foofee ci Soumbédioune ñoo yëkkati lu toll ci juróom benni gaal dugal leen ci biir géej gi ngir fexe ba mën a gis seen ñooñ yoo nga xam ne rek ba jamono ji jot duñ ci gis ñaar yi des dinañ wax tamit ca la xewoon tey diwaanu Paal gannaaw dédd àdduna ki nga xam ne moo fa nekkoon xalif général di El Hadj Lamine Ngom ci delloo li nga xam ne rek jébal nañ ko borom ci teewaayu kilifa yu bëri bokk na ci ñi ci diine jekk aada ji ci taalibe yu bëri tamit ñu ne nag xalif général de Tidiane moom tamit moo ngi woon ci diwaanu Paan ngir fekke yooyu le xew-xew El Hadj Ousmane Ngom mooy xalif bu yees bi toogal foofu maam Rawane Ngom Ousseynou Diop teewoon na fa tamit anoon ceeg Habib Seck. mbooloo mu takku ànd ak ki nga xamante ni ma fi nekkoon xalif général bu Paal ci këru dëgg gi fii nag askan wi bare woon na lool Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidiane moo jiite woon julli gi mbooloo mu bare nag daal di koy gunge ba këram gu mujj ki fi nekkoon xalif bu Seydi Hadji Rawane Ngom daal di génn àdduna di wooyu ci turu Serigne Lamine Ngom moom nag ñëpp daal di nañuy def seede ci moom jàpp ni nit ku dëgg woon la ko amoon fit am fulla itam ca la muy def waaye nag teg lépp ci yoonuk lislaam daal rek te delloo si xel yi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla moo ko fi indi woon bàyyi ko fi ba léegi fa tabarakallahu gudd na fan Alaaji Serigne Lamine ku gudd fan la ku yàlla may ndimbal la ku yàlla suturaal la anti bu rafet bu yiw bu sell mosul gëdd kenn mosul mere kenn mosul xañ kenn mosul xatal kenn dafi nekkoon wuuf ñëpp ba mu nekkagul xalifa daan nañu am problème ci boppam ñëw ñun ñëpp ñu daje fii ci këram. xalif général des Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour yëkkati itam yeneen i kàddu jëmale ko ci diggante bu rafet bi dox ci Paal ak Tivaouane moom sax mu jàpp ni famille bi benn la. nee na góor gi ne ci góor gi Alioune Guèye mu ni maam Alxaaji Rawaan wax na ko ni ko bu ma kenn di tudd di tudd Alaaji Malick bu ma kenn dendaleeti ak moom
du sama xarit. ndax Alaaji Malick du sama xarit. du sama ndajaay. du sama ndajaay. sama sëriñ. sama sëriñ. Seydi El Hadji Malick it wax na ci digganteem ak Maam Alaaji Rawaan. wax na ci digganteem ak Maam Alaaji Rawaan. ni sama ñëpp. ni sama ñëpp. buñ meloon ne rawaan. buñ meloon ne rawaan. ma raw ñëpp. mbooloo mu bare gunge Serigne Lamine Ngom nekkoon xalif bu Paal ca këram gu mujj fii nag ñëpp daan nañuy rafetlu tànk yi nga xamante ni daan na ko dox ngir jàmm mën a am ci réew mi. kii nag di El Hadji Ousmane Ngom moo doon xalif bu yees bu Paal moom doom la ci El Hadji Lamine Ngom doonoon xalif bu njëkk bu Seydi Hadji Rawane Ngom. Ousseynou Diop groupe Futurs Médias ci samay kàddu di jébal njaalam famille bi yëpp ak taalibe yëpp di ñaan rek El Hadji Lamine Ngom moomee yàlla tas ñu ci barkeem del su fii ci Ndakaaru wax ci dogal bi nga xam ne rek dañu fas yéene soppi ab turu yenn lycée yi fii ci réew mi bokk na ci ba fekk baax Wakaam ak itam ci Yoff ñu ne nag jamono ji Ousmane Dansokho lañ ko duppee ak itam Ousmane Sambène tey nag suñu ndaw xëyoon doxantu ci boobule béréb ngir laaj ndongo yi ak seen professeur nan la ñu gisee boobule xibaar Maymuna Njaay la woon àndoon ceeg Modou Diop. ci groupe WhatsApp bi mu bokk ak ay ñoñam fa la yëgee ni léegi lycée bi nga xam ni fa lay jàngale Wakaam léegi Amath Dansokho lañ koy tuddee lii nee na mi ngi koy rafetlu moom professeur bi. ñun ñu tànnal ñu Amath Dansokho loolu tamit vraiment rafet nañ ci bi ci des mooy xëy na ki ñu tànnal mooy Amath Dansokho wax dëgg yàlla nit ñëpp dañoo ràññoo ay jikko yu am solo ci moom wax nañ ne ku mënoon a xeex la te li ko doon tax di xeex yëpp mooy Sénégal ku ñeme dëgg la ah te it loolu it ay qualité yoo xam ne si tànnal ñu koo xam ne si xale yi mën nañ ci xool mën nañ ci roy. fi mu toll nii jàngalekat ba ci sax ndongo yi nee nañu lii dina tax ñu gën a ràññee. léegi-léegi sax day indi jiixi jaaxa ba bëggee wax ne man lycée Wakaam laa jëm alors que am na yeneen lycée yu fi nekk yoo xam ne si sax privé la mais mënoon indi daal ay jiixi jaaxa parce que léegi-léeg sax nga ne lycée Wakaam laa jëm yóbbu la ji beneen lycée bu fekkee ne taxi nga jël alors donc loolu li tax rek ñu nuy vraiment ràññee ak yeneen lycée yi fi nekk fii ci Wakaam ci commune Wakaam loolu rek dafa am solo. day tax lycée bi gën a yëkkatiku léegi kenn du waxati lycée Wakaam lycée Amath Dansokho la ñuy wax te loolu tamit lu rëy la franchement on est d'accord. ndongo bi nekk ci classe terminale moom nee na bokkul ak ñoom gis-gis. li tax Macky Sall jékki-jékki saa yi décrété kan yi léegi lycée Wakaam lycée Amath Dansokho la ban nombal tànk la fi mën a taxaw pour la fi war a mën a am boo xam ne war nañ ko mën a jox turu lycée Wakaam ak moom lan la defal waa Wakaam ba ñu war ko mën a reconnaître pour mën a xam ni que ni moom mérité na turu lycée bi. boo demee ci lycée Yoff itam ña ngay waxtaanee décret bu bees bi nga xam ni day soppi turu yenn ci lycée yi nekk fii ci Ndakaaru. Sembène Ousmane tur bu neex la écrivain bu mag la doon naa dégg ay histoire am tamit. yóbbu na turu Sénégal fu nekk si àddina bi kon tey suñu ñëwee bu tuddee ko suñu école ñun dañuy def lu bëgg si kontaan si ndaxte jàpp nañ ne kon xale yi tey ñoom war nañ xam kan mooy Ousmane Sembène. Aminata Sow Fall Ousmane Sembène Amath Dansokho Cheikh Amidou Kane wala sax Ousmane Sow ñi nga xam ni bay nañ seen waat ci réew mi tey jii ñu duppee leen ay lycée bu ñu sukkandikoo nag ci ñu dékk suñuy micro ñu bari ci ñoom bëgg nañu ñu yaatal décision bi ba mu law. Maymuna Njaay ñu ndox donc lycée Amath Dansokho ca diwaanu Wakaam ak itam Patte d'Oie Builders moom Aminata Sow Fall ñu koy duppee bu Yoff ñu jox ko Ousmane Sambène suñuy naataango rek ñëwaat ci ñi nga xam ne moo nekkoon jaar-jaar ak ñooñee ay kàngam ci fan wa ñu doon yëngu ku ci nekk lan nga defal Sénégal Fatou Bintou Konté ci liggéey. lycée fii ci Ndakaaru dañoo fas yéene changé nañ leen di tuddee ñu duppee leen nag ay nit yoo xam ne ñu am daraja lañu bokk ci li nga xam ne moom moo di wàllum mbind gi wala wàllum art wala sax lu jëm ci wàllum politique ki ci njëkk nag moom moo di Aminata Sow Fall tur bañ ko jox moom moo di lycée Patte d'Oie Builders moom mi nga xam ne ab écrivain la moom Aminata Sow Fall bokk na ci écrivain yi gën a mag fii nga xam ne moom moo di Sénégal mu bind ay livres yu bëree bëri ak ay recueil de nouvelles yoo xam ne bi ci gën a siiw bokk na ci li ñuy wax la grève des Mbatou nga xam ne sax li nga xam ne moom moo di prix Goncourt 1979 sélectionné woon na ko moom lycée Yoff léegi nañ koy woowee lycée Ousmane Sembène écrivain ak cinéaste sénégalais bi nga xam ne 1923 la judd fee nga xam ne moom moo di Ziguinchor
Ziguinchor mu bokk ci figure yi nga xam ne ñoom ñoo gën a créé lii di wax ñuy wax littérature ak cinéma fii ci Sénégal 1962 sax la Ousmane Sembène commencé bind moom livre bu njëkk sax boo xoolee mu ngi ko bind en 1956 mu nekk benn roman boo xam ne mi ngi ko tuddee Le Docker di ci wax viam bi nga xam ne moom la nekkoon Docker fee nga xam ne moom moo di pooru Marseille. Amath Dansokho nag lycée Ouakam lañ ko tuddee maanaam lycée Ouakam léegi lycée Amath Dansokho la tudd moom homme politique sénégalais bii nga xam ne ñëpp a ko xam bokk ci nag ki nga xam ne dafa xeex ngir li nga xam ne moom moo di peuple am mu nekk ab nit ku dëggu ba tax ni daal Amath Dansokho ñu ko doon wax Amath le communiste nekkoon héritier Lénine Che Guevara ak Mao fii ci Sénégal moom journaliste de formation la woon wante boo xoolee terrain politique bi la gënoon a songu ba tax ni daal engagement am yëpp mi ngi ko doon def boole ci ñàkk caaxaan moom Amath Dansokho mi ngi génn àddina ci âge 82 ans. lycée Mbao ñi ngi ko tuddee ki nga xam ne moom moo di Cheikh Hamidou Kane mu di kii bind livre bi ñuy wax l'aventure ambiguë mu judd fee ca Matam le 2 avril 1928 moom haut fonctionnaire la woon international teg ci nag amoon nag ay postes ministériels yu bëri fi nga xam ne moom moo di Sénégal di réewam livre bi nag boo xoolee fii ci Afrique ñëpp a ko xam lycée yi collège yi ak université Afrique yëpp daanaka bokk na ci seen programme mu di livre boo xam ne ci continent bi moo gën a célèbre ci àddina bi léegi moom lycée Diamniadio nag jamono ji ñu ngi koy tuddee lycée Ousmane Sow moom moo di yettkat bi nga xam ne moom mooy faral di yett ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay nit mu nekk figure boo xam ne ñëpp a ko xam muy exposé fépp ci àddina bi ñëpp xàmmee ko mu judd en 1935 à Dakar bi mu génnee àdduna nag le 1er décembre 2016 la mi ngi tolloon ci 81 ans ni ñu ko gën a xamee mu di talent ak don sculpture am taxoon na sax yi nga xam ne moom mooy académie des beaux-arts de Paris en 2013 ñu boole woon ko ci moom. Fatou Bintou Konté ñu jóge ca local bi wante desandi ci tuutànk yi wax ci lii di niroog ab fippu wala ab bàkk ñu ko sumb nag di ab kuréel yu yëngu ci lépp lu xeex ak yelleefu tuutànk yi wala ndaw yi ñu duppe ko dafa doy ñu ne nag li ñu bëgg mooy askan wi yëpp dugal seen loxo boole ci tamit kilifa yi bu ko defee ñu am jumtuwaay yi tax ñuy faral di def yenn xeetu ñaawteef yi ñu xof ba dootuñu jëfe ni ni mel dañuy teewlu Sophie Gueye mooy présidente association bi ñu duppee Racine de l'Espoir ci micro Maïmouna Ndiaye. dafa doy parce que yaakaar nañu ne lii nii fi xew nii ñun ñëpp la concerné boo xoolee daara école de formation foofu yàlla moo ñuy wan boppam di wane ne personne n'est en sécurité parce que sa doom boo demee di ko fayal lu cher pour muy def sport yenn yi di ko dal taalibe bi di fanaan ci daara bi ak yeneen yi di ko dal donc war nañu xam ne que kenn nekkul en sécurité na nit ñi jàpp que ne problème bi du problème mu benn nit problème mu àdduna la te problème mu àdduna ak problème mu Sénégal il faut que ñëpp jóg la communication def nañ ko yaakaaroon nañ ko ndax ku ne taxaw sa ginnaaw ordinateur dafa metti dafa doy rayum nit ñi rayum xale yi et on se retrouve avec une cinquantaine de personnes ñu ñëw dajaloog cinquantaine de nit il faut que nag sénégalais bàyyi demi engagement loolu laa wax te boo ne lii la boo ne lee la ñu def ko ñu mën a dem donc loolu rek moo tax ma wax ne moo tax sax respect bi war ak ñi ñuy waxal duñ ñu mën a déglu ndax bu jëf jotee ak jóg jotee kenn du jóg. ñooy jóge ci ndaw yooyu dem fekki yeneen ndaw yu nekk ci bët Saalum réew mi foofee ca diwaanu Casamance waa conseil régional de la jeunesse moom dañu bëgg jamono ji lépp luñ fay nasati ngir indi jàmm ak daal foofee ca Casamance ñu boole leen ci bu ko defee tamit ñu wax seeni xalaat ak nees gisee boobule xeex bu ko defee rek ñu mën ci indi seeni pexe Mamadou Talibé Diallo mooy njiital conseil régional foofee ca Casamance wala Ziguinchor ci micro Boubacar Diassi. Suñu place fépp GRPC négociation pour la paix en Casamance bu nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy def ñu ngi revendiquer suñu place parce que lan la ñun ndaw Casamance ay victimes lañ mais aussi ñun ndaw Casamance ñun ñoo nekk si mbir Macky bi donc c'est normal que tey bu ñu war a waxtaan ngir la paix en Casamance que ndaw yi mën a nekk foofu mën a am seen place donc war nañ am place si GRPC parce que boo xoolee GRPC ay mag kese ñoo fa nekk pour war a dem waxtaan ak ay ndaw donc dina jafe trop donc suñu place waroon nañ ko mën a am foofu am ko feneen ak feneen ak feneen. pourquoi pas fas nañu dem si Macky bi waxtaan ak suñu naataango parce que suñu rakk yi la suñu mag yi la suñu tonton yi la ñoo fa nekk pourquoi pas ñun jeunesse bi dem waxtaan ak jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk si biir Macky bi mën a waxtaan ak ñoom si jafe-jafe jeunesse Casamance par rapport à ce conflit Casamance.
jóge Casamance del ci fii ci Ndakaaru dem ba ca banlieue ba foofee ca diwaanu Kër Massar liggéeykat yi nekk ci société transport bi di AFTU ñoo xëy rek amal ab toggaanu ñaxtu li ñu bëgg rek mooy contrat yi ñu xaatimoon atum 2014 ak léegi ñu xoolaat ko bu ko defee rek ñu mën ci gis seen bopp leneen lu ñu bëgg mooy lu aju ci seen ndàmpaay yi nga xam ne mooy doon bàyyeekoo ci heure supplémentaire yi ñu mën ko saxal ak fenn foo xam ne rek bu ñu jëlatee pause mën fa toog bàyyeeku ba seen heure liggéey jot ñu tàmbaliwaat ñuy teewlu rek seen porte parole di Malick Sibi ci micro as Malick Diop. depuis 2005 ba léegi gis nañ ci suñ bopp ñu am yu ñuy gis nag am yu ñuy dégg yoo xamante ni egsiwul ci ñun loolu nag mooy suñuy naqar mooy condition de travail yi ñu nekkee amul benn avancement bokk na ci teel a xëy gi ñuy teel a xëy 4 heures du matin di wàcc 23 heures benn bokk na ci condition de travail yi mooy piste yi ñuy nekk comme par exemple fii ngeen ñu fekk di ligne 56 tey jii ngeen jégal ma ci kàddu gi bu ñu bëggoon a tur ndox dinañ dox 200 mètres door a dugg ci marché bi fu ñu nekk fu ñu taxaw tey def suñ point de presse bi sax amuñu ko chauffeur yaa ngi nii taxaw kenn ku nekk boo bëggee toog mbaar yi ñu nekk nii kenn ku nekk fa ngay jéem a toog dañoo bëgg ñu aménager ñu suñu piste yi ba nga xamante ni dinañ am heure de repos boo xamante ni bu ñu ñëwee dinañ am fuñ noppaloo loolu bokk na ci point yi beneen ba bokk na ci mooy contrat yi nga xamante ni ñu ngi koy wax di ko dégg suñu kilifa di ko wane naan am nañ ay contrat te ñun gisuñu contrat yi dégguñu contrat yi. emploi ñi ci jot a signé contrat yi ñu leen signal ñu si bëri bu ñu demee inspection du travail dañ leen ne contrat yooyu baaxul ba ñu si ëpp ñu ngi daw di génnaat loola lañ ne ku ndóbin rey sa maam boo séenee luy ñuul nga daw. couverture maladie universelle amuñu ko bu ñu feebaree duñu faju 90% yi taxaw fii yëpp amul kenn koo xamante ne nii mën na laa génneel carte boo xamante ne nii lee na ko ak transporteur am wala bu feebaree faju li ñu bëgg nag mooy ñun ñu jóg si ñun ndax conditions yi ñuy liggéeyee dafa metti wax ci leneen rawatina lu xaw a jege wala lu jege sax wérgu yaram ndax fan yee ñu génn rek foofee ca plage u Cap Manuel gisoon nañ fa rek ab mbalit bu bàyyeekoo ci l'hôpital yi bëri woon lool ba jamono ji nag kenn xamul kan moo defoon li ni mel ngir xeex xeetu jëfin yooyu nag foofee ca hôpital Dantec bu Ndakaaru nag amoon nañ fa ab machine bu ñu duppee banalisateur lan mooy njëriñam mooy fexe ba mbalit moomu nga xam ne mooy bàyyeekoo ci li ñuy faje malade yi bu noppee rek ñu mën ko traité ba mën ci jëfandikoo ci yeneen anam loolu tamit dina bokk rek ci ñi gën a jox xar kanam suñu hôpital yi féeti fii ci réew mi Alassane Ba teewoon na fa tey àndoon ceek Mohamed Dieng. plage bi nekk ci gannaaw hôpital Dantec soppi xar kanam alerte bi nga xamante ni nag defoon nañ ko ci saleté bi fi ne woon daanaka am na li mu jur ci fan yee ñu génn nag ñu tàmbali bale nettoyer plage bi li nga xamante nag mooy déchets biomédicaux yi ñoo soppi woon xar kanamam. kilifa booy santaane dara lu xaw a jafe da nga ci war a jiitu liggéey boobu nag suñu kilifa bu mag bi moo ñu ko sant muy le ministre de la santé et de l'action sociale ma koy remercier au passage moo ñu wax ñu jël suñu matukaay ba plage bi dellu ni mu meloon alors depuis lors ñu ngi ciy góorgóorlu. waaye nag cet bi waroo yem ci tey rek. comme set nit moom tant que mi ngi dund ay déchets mi ngi am maanaam sàcc mi ngi am ñu ngi ñaax directeur mu continuer li mu bañ a dakk. déchets biomédicaux yooyu daanaka toll na ci téeméer boo jël fanweer ci ay saleté yi nga xamante ni ñu ngi bàyyeekoo ci hôpitaux yi le Dantec nag daanaka am na ab incinérateur ngir fexe ba collecter daal di trier fexe itam ba éliminer déchets yooyu wante nag hôpital bi bëgg na soppi andi lu yees méngoog jamono. appareil yooyu dafa commencé xew yi parce que dafay xaw a favoriser tuuti li ñu tuddee réchauffement climatique ba tax na ñun ñu ngi liggéey pour am beneen appareil bi nga xamante ne ñu ngi ko duppee banaliseur de déchets nag dafay jël ay déchets biomédicaux yi maanaam déchets bu judd ci paj mi mu jël ko togg ko ba soppali ko mu nekk déchets ménagers yi nga xamante ne dañ koy yóbbu ci décharge municipale yi. en tout cas képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci mbirum faj dañ fa dem avec madame la directrice ki yor affaire structure privée yi ñu waxtaan ak ñoom fekk li ñuy def Dantec def xëy na fekkee defuñu ko wala amuñu anam yoo xam ne mën a traiter seen déchets aussi ñu xool ñu leen ciy jàppalee dinañ si gunge ba nga xam ne plage bi ñëpp ñu ko seq nga liggéey bu mucc ayib nga xam ne dafay respecter normes environnementales yi. directeur général bu établissement santé yi àndoon ak ñenn ci ñi nga xamante ni ñu ngi bokk ci ministère de la santé ngir ñëw fi nag
fexe ba xayma li nga xamante ni mooy recommandation yu bàyyi ko woon ci jëwriñ ji yor wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr directeur bu hôpital La Dantec nag daal di sàkku ci citoyens yi ñu ñëw fi nag bari fi lool 2 fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février gi ngir fexe nag ba bokk ci set setal gi ñuy amal ci plage bi. Alhassane Ba ñu wax ci lu sa mbokk alpulaar yeeg joolaay fonk lool muy mburu foofee ca diwaanu Diourbel nag nemmeeku bi mooy am na ab yokkute bu ci am ndax baguette bi daan jar fanweer léegi ñeent fukki dërëm la ñu koy jaayee askan wa nag de naqar lu li ni mel loolu sax tax na service régional bi am na daal ay boulangerie yoo xam ne jot na nangu seeni yëfu liggéeykaay jamono ji nag ñu ne nag ñi nga xam ne waa ASCOSEN ñoom dañu taxoon baaraam tuuma ñi nga xam ne rek ñooy ministère du commerce ndax nee nañ yokkute bi ñu annoncé woon ci farine bi bokk na rek ci li nga xam ne moo jural boulanger yi yenn jafe-jafe ba tax sax ñu xalaat rek yokk moom le mburu suñu ndaw Babacar Diouf mu ngi ñuy toppal xibaar bi ba xam ana lan moo ci bàyyeeko. del si fii ci Ndakaaru dem ba ca diwaanu Ngéñeen démb rek ñu ngi doon amal ab fàttalikook ñaanal ki fi nekkoon secrétaire général bu parti socialiste Ousmane Tanor Dieng gannaaw ñaan ya nag am na askan wi loo xam ne rek sàkku nañ ko ci kilifa yi rawatina njiitu réew mi li nga xam ne rek kii di Ousmane Tanor Dieng ndem si yàlla ji sumboon na ko ci ay liggéey ñu ne ñu def kem kattan ngir yeggale ko loole dina bokk ci li tax rek ñoom duñu mer ndax li ngeen li doon fa jëtt liggéey daal rafetlu nañ ko bu baax a baax Abdourahmane Diallo teewoon na fa àndoon ceeg Mamadou Gueye. ñu daal di delloo njukkal Ousmane Tanor Dieng ci fiefam ci Ngéñeen. tey foo gisee lycée Ngéñeen pour mu gaaw ak construction yi yëpp Ousmane Tanor Dieng la donc ñu tuddee ko ak ñàkk tuddee moom moo ko moom donc li ñu war a def lu normal mooy tuddee ko. mu doonoon tamit ab occasion ngir ñu fa dëkkee di ñaax nguur gi ñu dimbale leen ñu yeggali chantier yi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng commencé woon na ko ci commune bi. le marché journalier bi ak la gare routière AGETIP moo ko defoon parce que 5 ans vraiment chantier yi dafa stoppé même bi fi nekkee moom si boppam dafa taxaw ñun ñu ngi fexe tout pour collaborer ak AGETIP te xam nga AGETIP des membrements de l'État la donc moo tax ma demandé état vraiment ngi def tout parce que Macky Sall il nous avait promis tous les chantiers boo xam ne Tanor defe na ko ngeen dina ko àggali. di ay mbébét yi nga xam ne njiitu au conseil des collectivités territoriales bi bàyyi na ci xel Aminata Mbengue Ndiaye di xam le ni dinañu jàppale njaboot gi ak commune bi loolu yëpp ci ndimbalal njiitu réew mi Macky Sall. may wax au département de Mbour rawatina à la commune de Nguéniène du ma ne li Ousmane taxawoon yëpp mën nañu ko taxawle waaye fu ngeen taxawee di ngeen gis à vos côtés parce que Ousmane Tanor Dieng nee nañu leen ñu duñu ko bàyyi. ay kilifa yu nekk ci ay parti politique yu bokkul teewe woon Ngéñeen ngir ñaanal Ousmane Tanor Dieng. di sant yàlla nag bi ñu fi ñëwee fekk fi Sénégal yëpp taxaw ñaanal Ousmane Tanor Dieng yàlla xaare ko àjjana comme bisu ñaan la nag comme bisu julli la day ñaan yàlla rek yàlla xaare ko àjjana aar njabootam aar Sénégal ba lépp lu nga xam ne daf ko mbébétoon pour Sénégal yàlla mottali ko. wàccee nañ fa juróomi kaamil loolu rek ngir ñaanal ki fi nekkoon njiitu au conseil des collectivités territoriales nekkoon fi tamit ancien secrétaire général bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng ngir fu mu ne gënal ko fi mu jógee. Abdourahmane Diallo ñu wax ci yeneen kilifa yu ñu doon sargal ñi nag ñoom féete foofee ca diwaanu Sandiara ak Patar ñoom di ñaari maire yoo xam ne bokk nañ ci li ñu jàpp ne rek ñoom ñooy maire yi gën a xarañ ci atum ren ji fii ci réew mi ba tax na rek kuréel bi ñu duppee jalki jekk jot na organiser rek ay xumbite ngir fexe ba ndaw yi mën a roy ci ñoom dañu teewlu Aliou Diallo mooy ak Serigne Gueye ku ci nekk yëkkati na ay kàddum gannaaw boobu la sargal ci micro Amadou Ba. la ñu am ci li nga xam ne moom la ñu primé maire Sandiara ak man pour ñu nekk maire fii loolu nag day tax ñu gën a góorgóorlu gën a jàppale suñu population gën a def li nga xam ne moom moo tax ñu teg ñu fi mooy liggéey bi nga xam ne moom moo ñu war jàpp ci li ñu war a def di ko def correctement. loolu yaakaar naa ne loolu la ñu war a continuer te dañ ko def soobeel. kontaan trop mu nekk jour bu spécial di gërëm association bi nga xam ne mooy Jalki Jég nga xam ne ay valeurs yu am solo la ñuy am valeur Jalki en séeréer mooy liggéey. Jég mooy am donc loolu c'est des valeurs yoo xam ne Sénégal yëpp ñoo ko war a approprier wu mais tey li ñu tax kii mooy dañoo élire ci meilleur maire Sénégal yi. pour man loolu dañ ko jël delloowaat ko population yi delloowaat ko maire Sénégal yëpp mais pour Sandiara en fait suñu liggéey
nga xam dañ cee bëgg a échanger mooy surtout seet naka la ñuy def ba génn ci situation yi nga xam ne muy Sine muy le Saloum muy le Djegem ci la ñu nekkoon mooy fexe xelex yi di fa jógee di ñëw liggéey si à Dakar ku bëgg dara ñëw à Dakar loolu la ñu bëgg a inverser. ñu wax ci beneen kilifa bu fekk baax foofee ca diwaanu Rufisque ñu xamoon ko ci wàllu stylisme ak yëngu tamit jamono ji ci wàllu politique di Juma Jeng Jaxate gannaaw ab tournée ba mu fa daan amal nee na nag mu ngi woo doomu Tëngéej yëpp ñu booloo ngir salte bi nga xam ne rek dinañ ko faral di nemmeeku ci yenn gox yi ñu mën ko fa jëlee dañuy teewlooy kàddoom ci micro Seni Thiam. may wax toujours ci affaire Rufisquois yi ñun Rufisquois yi suñu affaire la. mooy bu ñu fàtte Rufisque da ngay gis des natifs de Rufisque yu fi juddoo yaroo fi ñun ñëpp tey ñu nga Ndakaaru dëkkatuñu Tëngéej mais nañuy bàyyi xel fi ñu juddoo nañu bàyyi xel fi suñuy maam yi juddoo nañu bàyyi xel ci démb Tëngéej dëkku cosaan la Tëngéej dafa bokkoon ci 4 communes yi Tëngéej tey ñu ngi koy bëgg a sàggane te nag boo amee sa dëkk doo ko sàggane da ngay bëgg muy jëm kanam rek muy jëm kanam rek ngoon nag nañu góorgóorlu ku ne la nga am nga indi ko bu dee benn xeer la rek nga def ko ci bâtisse bi ba ba ñuy am taax bu kenn xeeb dara bu ñu xeebal kenn dara lu mu indi fii la porte est ouverte à tous les Rufisquois ak ñeneen ñu dëkk Rufisque pour ñu indi fi di ñu jàppale parce que loolu mooy jëmale dëkk kanam gouvernement mënul def yëpp de municipalité mënul def yëpp ñun ñii doomu Tëngéej te yàlla dénk ñu as tuut ñoo war a jóg defal suñu réew. ñu yegsi ci cappaandawu xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew dëkk leen xibaar yi ci tubaab jërë ngeen jëf.